ñu ngi nuyu waa Mbore yëpp di leen ziara di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di ko sàkkuwaat si yéen di wax ni kat boo gisee maanaam lu waral woote bii nii mooy dimanche bële passé nekkoon nañ ci mbalit mi côté Armélé lañ ci waroon yëpp def nañu ko tey jii nag dañoo ñëw fii seet si côté jëwrin nga xam ni Baye Jaayante mii nga xam ni suñu borom tamit am na cër bu mu ko jox fii mboolem kër gaa ngi nii ñun ñëpp ci taalibe lañ bokk mën naa ne yàlla dogal nañ nag mbalit mi sonal na leen trop ndax moom it fii këram a ngi nii te boo xoolee fii yëpp mbalit la ba fële ba ci àll ba lépp mbalit la te mbalit mi nekkul ci àll bi ci biir dëkk bi la nekk lu ko fi jëlee nag moo ñu tax a jug waaye leneen taxuñoo jug lii nii ñuy maajaal di ko dajale dañ di ay néew gi doole waaye bu fekkoon ñu yor lañu dañuy génne li ñu yor dem wooyi machine ñëw mu jëlee ko fi te duñ ko wax kenn waaye boo gisee nag maanaam ñu woote lii mooy dañoo bëgg ku ñu ci jàppale ku ñu soññi ndax it ñu ngi dem ñu ngi avancé ñu ngi góorgóorlu waaye bëgg nañ tamit ku ñu soññiwaat ku ñu dooleelaat ku ñu mayaat kattan ci mbir mi ndax xeebuñu dara lépp lu waaye am suñu ci dimbalee tamit dinañ ci mën a jàpp naka la ñuy def ba fexe mbal ñu jigéen dimanche waaw machine boobu nag ñun ñoo jël suñuy engagement yi bopp du kenn du mairie du kenn ko xam te ne jël na ñun ñoo jël suñuy engagement bopp ñun ñi nga xam te ne ñun ñooy ndawi Daaru Marnaan dem dajale suñuy fukk ak suñuy juróom ba am loo xam te ne dañ ko mën a jëlee machine bi mu jëlee fi mbalit mi biñ paree nag def nañ suñuy vidéo dugal ko waaye nag ba léegi nii may wax yow gis ñu ñun benn changement boo xamante ne maanaam gis ñu benn lenn loo xamante ne jàppale nañ na ko lu dul ndaw ñuñ ko seqal rek ñoom ñoo ci nekk ba léegi bëgg nañ nag maanaam ñi nga xamante ne yàlla dogal na ñuy ndaw réew mi bëgg nañ ñu jàppale ñu ci bu baax a baax a baax a baax ndax loolu tamit day tax tegu fi tànk ba léegi non ba léegi maire tegu fi tànk ñëwu fi yablewul yónneewul waa Cheikh ba léegi nii ñoom it ñëwuñu fi amul benn yenn tànk yoo xam ne dox nañ fi ñëwuñu fi yabaluñ fi benn ndaw waaw ñëwuñu fi yabaluñ fi benn ndaw te boo xoolee école bële ay xale fay jàngi te école léegi mu ubbi te diggante boobu noonu salte na salte boo xamante ne maanaam salte gi jéggi na dayo te mbeddum 30 mille la jël boo demee fi ni boo taxawee fene pour nga jàll yoon wi mënoo koo gis ndax mbalit mi te loolu du yoon waaw mbalit moom su demee ba jël mbedd rek débordé na waaw ñun nag suñu jugee pour jëlee ko fi bëgg nañ ñu jàppale no buñ ñu jàppalee nag dinañ ci nekk buñ ñu jàppalewul dinañ ci ne te ci kàttanu suñu borom di leen ñaan yàlla mu jàppale ne ndax suñu borom moom day lépp loo nekk lu ne boo dee ñaan rek moom ci kàttanu suñu borom ci kanam nga jëm bu fekkoon comme bi ñu wootee am na ci ñoo xamante ne ci ndaw état la ñu ñëw jàppale ñu ci dara dañ leen mën a wax yéen yii matuwaay lañ bëgg ñun matuwaay yii ñu amaku si néew ñun ñoo koy defaral suñu bopp kenn joxuñu ko mbalit mi nag boo gisee ñu koy tuur fii amul mbëbës waaw daanaka ci biir dëkk bi ngay la ñuy génnee tuur ko fii amul mbëbës àll bi fii boo ko fi tuuree soriwul dara te ci fi ñu koy tuur yëpp aw yoon la bu doon dëkk bi am na mbëbës wala am ay oto yoo xam ne dañ ko fiy génne wala ay seret waaw tan dinañ ñu mën a dimbali ci côté boobu noonu waaye amu fi waaw. maanaam kay gis nañ oto. oto bi maanaam du lu egsi fii wala déet. oto bi agsi wu fi oto bi maanaam ñëw gi mu fi nekk gi mu fi nekkee man nag déw ma laaj leen waaye ci li ma dégg ñi nga xamante ne jege nañ côté boobu noonu nee nañ ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jëlal mbalit mi chaque weeru dee dañuy dugg seen kër ñoom dañ leen di fay waaw ñun nag yàlla dimbali nañu ba fii nii ñoom ñëwuñu fi déclaré wuñ ñu ko waxuñu ñu ci dara waaw déclaré wuñ ñu ko te waxuñu ñu ci dara bu fekkoon wax nañ ñu ci dara dinañ ci jéem lañ mën ñu def ko waaw waaye oto yi moom wax dëgg yàlla tali ba la ñuy yem benn oto musul dugg ci koñ bi bañ fi nekkee ba léegi waaw ñaari oto la fi kon daal bëgg ngeen daal mbalit mi jóge fi ci ne mu gën a gaawe waaw loolu daal ñor nañu buñ ñu jàppalee ñu ngi ci buñ ñu jàppalewul ñu ngi ci ndax ñii ay mag lañu te fii bari na ay mag yoo xamante ne ay suñuy dëkkandoo lañ ay mag lañ ñu ngi fi ay muskaalaf lañ ñu ngi ci biir mbalit mi da leen fekk ba seen biir kër yi xeeñaay bi parce que nawet la ñu nekk day nëb waaw te fii mbalit mi dafay bari de trop loolu mooy problème bi waaw loolu moom wax nañ ci ba pare maanaam képp koo xam ne gis nañ la nga tuur fi mbalit dinañ la alamaan waaw ay daan moom dañ la ko teg parce que ñun tamit maanaam ay ndaw lañu nekkuñu di defar pour nit génne kër gi ñëw jàpp ci ñu defar ba pare bu paree nit génnewaat kër gi ñëw tuur fi mbalit loolu d'accorduñu ko képp koo xam ne tuur nañ fi mbalit bu la gisee ci daar bi den ko dugal sa kër waaw beneen bi si topp mooy képp koo xam ne tuur nañ ci mbalit boo ñu naree indil benn problème dañ la teg ay sart yu metti te dañ la daan waaw loolu moom ñu bàyyi ci xel te ñoom ñëpp ñu xamandoo ko mboolem dëkkandoo yëpp ñu xamandoo ko waaw keroog dañoo gis musique waaw loolu moom yàlla dogal na autorité maanaam ñi nga xamante ne ñoo fi nekk di njiit yi waxtaane nañ ko ba pare dañu wut tableau boo xamante ne dañ ko samp foofa maanaam képp koo xamante ne tuurati nga fa mbalit lañ lay la sart yañ cay teg ca tableau ba lañ la koy defal nga liir ko nga mën koo liir ak nga ñàkk ko mën a liir ci bokk yam ndax maanaam ku ko jegee rek def ko rek yaa ko tey miiru Armélé nag daanu googu noonu la ko waral mooy maanaam mbalit ma dafa dem ba maanaam dafa jot nabu miir bi maanaam dafa yàq miir bi dëgëratul moo tax bi machine bi ñëwee da koo jegee rek miir bi daanu parce que mbalit ma daf fay yàgg te xam nga ni mbalit ci wetu Armélé wax dëgg yàlla rafetul waaw rafetul moom waaw looloo waral miir boobee daanu te miir ba daanu googee mu daanu ñun tamit jug nañ pour defar ko mais liñ bëgg mooy buñ fexee ba ramassé mbalit mi nga xamante ne jigéen a dëkk bi ba xam ne dëkk bi amatul mbalit waaw su boobaa dinañ fi jublu woo ay maçon ñu ñëw tabax ko waaw ndax loolu tamit ñun suñu doole rek lañ koy defaree waat
baax ñu ngi sant yàlla di julli ci sangu-sang yi di sang nuyu mbooleem ñi fi teew tey di rafetlu jotaay bi trop ndax jotaay bi am na solo ay ndaw buñ taxawee jël engagement ni seenu quartier dañ koy setal loolu dafa am solo te dañ ni Mboro set te buñ nee Mboro set bi dafa am lu mu yóbbaale set bi dafa war a ànd ak set kon tey li fi daje Mboro set moo fi tay te taxawaay biñ ci am mooy fépp fu bokk ci Mboro set ñu gis fa mbalit lépp dañ ko war a dindi bal set ndax ñun ñoo ko bokk te bu ñu boolee doole ji setal tuñu quartier muy Mboro set du Daaru Marnaan du Kër Paate Kan li ñu bokk ñun ñëpp la ñuy ànd di ko defar moo waral tey jotaay bii ñu ànd fii nag boo gisee comme ni ko waxee rek dañu am jëwriñ joo xam ne li muy liggéeyal ci lislaam militoowul buntu këram ñu di ko këpp mbalit ak wala yooyu te xam naa ne yaatu na kerte gi jàpp mën ko wax ñëpp moo tax ñu ne nañuy soññee ñëw fa ñu daje fi toog xam ne lii ñuy def wax dëgg yàlla rafetul te jullit wante teg moroomum jullitam àq te lii àq la kon nuy ñaan bu lii jàllee képp ku fi ne rek na jàpp ne lii kat ma ko defee sama moroom jullit laa ko def te nit nag bu jamonoy dox da nga war a sensé ànd ak moom comme ni nga ko waxee tam même tam waa kii bi ñi yor session mbalit mi ñu ngi ciy waxtaan ba yaakaar naa bu jàllee nee leen dañ leen daje def réunion bañ dajoo dinañ dikk ñoom ñaari kuréel ñu bokk toog waxtaane ko ku ne ni nga bëggee buñ ko waxtaanee ba terrain d'entente am rek mën naa dem ba mbalit ku ko demati borom kër bu ne sa mbalit mën na dem mais nag daa am looy joxe ndax itam oto yi dem dafa am lu ñu yor gasoil bu ñuy def dañoo am personnel bu ñuy fay kon nag participation lay doon boo xamante ni waaye lu yóbbu sa mbalit loo ca def dug yàq kon loolu lañ leen doon soññe di soññi ñëpp daal di rafetlu jotaay bi di ñaanal ñëpp di ko ci soññ itam délégué de quartier di ci soññi la maire ndax boo gisee maire yéegu ci ni waxuñu ko ndax dañ ni nit ki li nga moom bala ngaa dem da nga ciy jëkke ba pare la nga te mënoo ko nga wax ko mais incha allah dinañ xool programme boo xam dinañ ko yaatal ba bu ñu mënee am ay camion ak chercheur ba décharge yi ne fii yëpp mbalin bi dañ koy tibb di ko yóbbu ca mbëbës loolu incha allah dañ ko def programme bu yaatu waaye lii la ñoo tolleegoon mais waxuñu ci maire dara ndax lii dañu jàpp ne mënal nañ ko suñu bopp nan dem ba li ñu matul bu ëllëgee mu wax ko mu def loola tayit fii waaw man dama am philosophie bu may wax turu ku ci ne fa nga quartier bu ne ña fa ne ñooy maire ab quartier ña fa dëkk ñoo koy defar maire bu yoree dëkk bu toll ni yow ku ne bëgg ku ne da nga cay mos waaye nag am na loo xam ne yow la nga mën bu ko ci xaar organisation la laaj tey bu ñu dajoo leen ñu fi dëkk yëpp benn kër bu ne bu joxawoon benn 1000 francs nga di ko def bu dee weer bu dee nga am 5 lab bu yàggee quartier bi yëpp dafay dem lu yomb trop la la organisation rek boo ko defee loo bëgg di nga ko am asalem gi ngay def boo demee defa ni du maire boo demee SKF noonu lañ def kon nii ñu dajal lañ fexe ba am loo xam dañ koy tam weer bu dee ñu fexe lu ñuy defar ngir ndax sécurité daf bokk ci doomu aadama ni nga am wér ci ni nga soxla éclairage public kon loolu lépp dafa bokk ci xam ne dafa bokk ci dundu aadama waaye incha allah luñ ci mën itam ñun ñëpp dañ ciy ànd di ca dox rek lu ñëw Mboro daal lu mu néew dinañ ci ànd ak ñi ci bokkal délégué de quartier ak ñi di bokk rek conseiller yëpp lu cay sunu wàllu ñu jóg te bu bëriwul tam ñu xam ne lii la toll kon loolu lañ ci doon kàddu yi gudd na sax waaye ñu ngi sant ñëpp di jox suñu rakk di Mooru exemple la ndax jàngalekat la te yaakaar naa boo demee ci école la ñuy jëkk a wax set ci la bokk kon tey jii boo gisee ñu jox ko ci kàddu moo yore xale yi te xale yi parents d'élèves yi mën nañoo wax seen i papa kon am na yaakaar ne message bu ko jàllalee am na kilifa yu ba dañ ko dégg te dañ ko bàyyi xel moo tax tey ñu di ko jox kàddu bi moom mu nekk bon exemple boo xam te ni citoyen la te wane na ni nit ki am na foo toll waaye daa wàcce boppam ñëw ni noo bokk lépp. À tous, nous nous sommes réunis aujourd'hui ici à Darou Marnane pour un grand nettoyage, autrement dit set setal en wolof. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, donc ici, dans le quartier, on constate qu'il y a beaucoup d'ordures, tellement beaucoup. Bon, la jeunesse s'est mobilisée. Le dimanche passé, ils ont fait un grand chamboulement. Ils ont beaucoup travaillé avec leurs propres moyens. Ils se sont donnés corps et âme. Bon, on n'a pas encore eu d'aide, parce que comme ils l'ont dit, on n'a pas encore sollicité l'aide des autorités. Nous nous débrouillons avec nos propres moyens. Maintenant, donc, comme ils l'ont dit, on lance un appel. On lance un appel personnel donc, à tout Mboro, en commençant par monsieur le maire, donc, de nous venir en aide dans n'importe quel moyen, financier, matériel, etc., etc. Donc ici, comme on l'a dit, dans le quartier, on n'a pas un lieu où on met les ordures. Là, c'est un problème. Parce que si on nettoie les ordures dans les maisons, on n'a pas un lieu où on met ça, un dépôt. On n'a pas de dépôt. Donc ça aussi, c'est un problème. Maintenant, là où on a déjà nettoyé, donc
cet appel, on le lance donc, on s'adresse à la population. Vu qu'on s'est débrouillé pour ces moments-là, donc on vous demande du fond du cœur de ne plus déverser les ordures ici. Bon, on n'a pas encore de dépôt, mais on va laisser ça donc entre les mains des autorités. On va leur demander de nous venir en aide. Vraiment, la dernière fois, donc, la jeunesse s'est mobilisée. Ils ont donc fait tout pour amener ici un Michigan qui les a aidés à donc, faire le travail. Avec leurs propres mains, ils sont entrés dans les maisons pour donc, faire des quêtes, comme on peut le dire. Maintenant, donc, nous voulons vraiment, nous demandons à monsieur le maire, donc, à tous qui sont des bonnes volontés, de nous venir en aide. Vraiment, on a besoin de ces soutiens-là pour donc faire de notre quartier l'un des plus propres donc, de Mboro. Comme il l'a dit aussi, bientôt c'est la rentrée des classes. Bientôt c'est l'ouverture donc de l'école. Et si on constate bien que là-bas, sur la route là-bas, la route 30 mètres qui est là-bas, direct menant à l'école, il y a beaucoup d'ordures. Et c'est bientôt donc l'ouverture des classes. Les élèves vont donc reprendre le chemin de l'école. Là aussi, donc, on lance encore cet appel à monsieur le maire donc, de nous aider vraiment à trouver une solution donc, là-dessus. Donc, de ce fait, je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Et à la prochaine, Inch'Allah.